émission bi yee waa Sénégal. RFM matin 7h40 ñu dalal sunu gan Cheikh Diop salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu. yaa jiite centre Jacques Chirac centre boo xam ne dafa jëm ci fexe ba gone yi duñ dugg ci wàllum drogue wala ñi ci dugg ñu fexe ba dimbali leen ñu génn ca centre ba nekk ca Thiaroye léegi mu am ñaar fukki at ak juróom centre boobu Jacques Chirac mi ñu ko tuddee sax bañ koy daloo ñëwoon na fa ànd ak Abdou Diouf. ci atum 1995 bu ma juumul. waaw li xew fan yi nag ñu koy dégg ci xale yi jëm ci li nga xam ni mooy xeetu sàngara gu yomb googu nga xam ni jarul dara ñu tuddee ko Jakarta di ko def ci ay dosette yu ndaw ay sachet yu ndaw. ñu bëri nga koy jàmbat bokk na ci itam li ñu seetlu drogue bi rawatina yàmbaa ji ni muy duggee ci réew mi ndax semaine bee passé rek luy tolloog 1,000 kilogramme ci yàmbaa lu ko ëpp. douanier yi jàpp nañ ko ci diggante Kolda ak Tambacounda mën nga ñu defal xayma ci xale yeeg seen diggante ak drogue fi ñu toll nii lu jëm kanam la ci réew mi wala fa ñu newoon rek la ñu nekk wala ay jéego am na ci. jërëjëf Babacar bu ñuy wax xayma dafay fekk mu doon loo xam ne am nañ ci njàngat buñ ci def maanaam natt ñaata xale ñooy jël li nga xam ne mooy drogue ci réew mi loolu nag ba léegi amaguñ ko parce que li nga xam ne moo am mooy que am seetlu nag am na parce que ñun centre Jacques Chirac bi nga xam ne dañu nekk di fa yëngatu mën naa wax ne semaine bu nekk lu mu bon danañ ñu andil juróom wala juróom-benni xale yoo xam ne mbiru drogue moo leen jàpp ba andil leen sax feebar loolu seetluwuñ ci nag wàññeeku looloo tax ñun ñu jàpp ne ni nga xam ne dañ koy jëlee drogue sax dafa mel ni lu yokk même bu fekkee ne amul enquête bu natt nangami xale ñooy jël drogue ci réew mi njàngat bi nga xam ne am nañ ko ci seetlu bi ñu ko xam ne am nañ ko ci fee ñuy liggéey dafay wane ne mbir mi dafa mel ni loo xam ne dafa yokk li nga xam ne nag moo ci doy waar mooy li nga wax sànq fan yi li ñu seetlu du sax fan yi xaw na yàgg Jakarta comme ni ñu koy waxee ni mu lawee ci biir réew mi foo dem am ko fa. ñu dolli ci li yéen a kay xëyee tey fu ci mel ni Grand Yoff nga dem ñeenti téeméeri baar 400 baar yu am foofu. waaw xam nga loolu aussi ngandi problème la ci réew mi du rek Grand Yoff fépp fee Pikine ñu dëkk aussi lu mel noonu am na fa baar yi li nga xam ne nañ koy ubbee ci réew mi dafa doy waar te lu ci ëpp lam du jaar yoon parce que dafa am quand même baar yi nuñ ko réglementé mais tey li nga xam ne moo am mooy que fépp foo dem ci réew mi ay baar yoo xam ne c'est des bars clandestins lañ koy wax moom moo yàq ndaw ñi parce que quartier boo dem lu bon lu mat fukki baar ñang fa ñuy jaay sàngara si ci anam yu doy waar di ko jaay ci njëg yu yomb xale yi di ko jëfandikoo même ci école yi da ngay gis école yoo xam ne parce que règlement bi li mu wax leer na fépp foo xam ne li nga xam ne ay mel ni ay lu ñuy wax ay lieu de culte maanaam église wala jàkka fu ñuy jaamoo yàlla wala foo xam ne dañ fay yar ay xale di leen fa jàngal wala mu doon ay centre yoo xam ne ay xale dañ koy fréquenter yooyu lu mel ni baar dafa war a sori mais li ñu seetlu leneen la boo demee ci biir gox yi fépp baar yi tey ñoo ngi fa law fa loolu nag laaj na aussi que ñi nga xam ne ñoo ŋànk sécurité maanaam ministère intérieur ba nga xam ne ñun dañ fa bokk aussi taxaw ci pour que loolu ñu mën ko régler sinon problème bi du deñ parce que tey xale yi yàqu nañu ci naan sàngara bi ci tuxum yàmbaa bi vraiment réew mi problème bu ngand am na ci wàllu woowu ñun nag li ñu mën ñu ngi ko ciy def xëy na réglé wul problème bi yëpp mais jàpp nañ ne lu am solo la donc loolu vraiment dafa doon loo xam ne nag et puis dañ may rafetlu la ñuy rafetlu leen parce que conseil des ministres bi passé déggu nañ le chef de l'État le président Macky Sall mu àddu ci mbir moomu wax ne nañ fexe ba Jakarta yi niñ koy jaayee ñu dakkal ko nañ fexe ba gën a renforcer li nga xam ne mooy xeex drogue ci wàllu réew mi loolu lu ñuy rafetlu la waaye di rappeler rek ne ay moyens am na tey parce que Sénégal am na li ñuy wax plan stratégique de lutte contre la drogue boo xam ne dafa jël 2016 ba 2020 ab tëralin am na boo xam ne ministère intérieur la nekk comité interministériel contre la drogue di ko piloté ñu ciy profité di remercier le général Matar Diop ñun ñi dañu bokk ci liggéey boobu nga xam ne moom moo jur document boobu nga xam ne tey xëy na bu fekkoon ne moyens yi nga xam ne moom la war a am na ko
lu bari dinañ ko régler ci wàllu drogue ci biir réew mi. donc loolu effectivement c'est un document qui est là boo xam ne commencé nañ exécuter parce que aussi dañuy remercier le gouvernement qui a mis presque plus de 100 millions pour ñu commencé liggéey boobu mais des na lu bëree bëri. ci ndaw ñi nga xamante ne du ma ne sax ay ndaw ñi nga xamante ne xëy na drogue tax ñu leen koy ñu koy indi ci seeni centre bi nga nemeeku ne xëy na am na lu ci yokku. est-ce que ci waxtaan wi nga xamante ne da ngeen di seq ak ñooñ nga xamante ne ñoom la mbir ma dal. lan moo leen di ci dugal ci drogue bi ci sàngara si la ñuy commencé wala daa am li leen cay dugal yenn saay. bu ñuy seetlu nag li ciy dugal ki nga xam ne dafay jël drogue ñi leen ciy dugal lu bari la. am na ñoo xam ne sax xëy na mosuñ jël sàngara dañu xëy commencé ci yeneen xeetu drogue yi mais ci li nga xam ne jàpp nañ ko ci seetlu mooy que ñun dañuy wax ne kenn ku nekk ak la ci dugal parce que li nga xam ne moom lañ seetlu wax naa ko mbir yu bari mën ciy dugal nit am na ñoo xam ne ay xale lañu ñàkk a xam parce que loolu tax ñun ñu jàpp ne lii ñuy wax wàllu prévention maanaam fexe ba yee xale yi sensibiliser leen lu am solo la malheureusement réew mi nag loolu doxaluñ ko fii ca anam yam waree mais xale yu bari tey dañu dugg ci njëlum drogue parce que xamuñu au départ dañ ko jël comme digu mbirum fo yaakaar ne mbir la boo xam ne mën nga ko foyee saa yoo ci boo demee ba tollu yenn jamono nga bàyyi ko dugg ci leneen loolu mooy erreur bi parce que am na drogue yu nga xam ne boo ko jëlee mais dootoo ci gaaw a génn doo ci sax génn parce que da ngay dugg ci li ñuy wax la dépendance donc xale yi ñàkk a xam gi ñàkk a yeewu gi loolu benn la ci biir li nga xam ne mooy leneen ni aussi mooy que xëy na ci biir njaboot yi aussi ñun suñu yar mbiru drogue daanaka boole wuñ ci li ñuy waxtaane néew na nga gis borom kër gu dajale njabootam di leen aar di leen yee ci mbir yu demee noonu néew na li ñu seetlu sax mooy am na xale yoo xam ne xëy na li nga xam ne moo leen ci dugal mën nañu wax ne ci kër ga la jógee ndax am nañ mag wala tonton bu fa nekk di tux cigarette wala muy jëfandikoo sàngara. mais est-ce que quelque part amul démission parents yi ndax itam boo amee benn gone gi nga xamante ne mu ngi jëfandikoo yenn yi normalement war na am benn comportement bi nga xamante ne boo attentifé tuuti buy dugg ca kër ga war nga koo seetlu ca moom au moins nga toppatoo jéem a xam lu waral loolu yëpp. loolu problème la xam nga ñun dañuy suñu yar seetlu xale yi di leen contrôler daf ci xaw a néew doole dañuy fexe rek xale bi nekk ci conditions yi mu waree nekk di ko fayal muy jàng di ko topp tool muy lekk di ko solal yére waaye di ko seetlu dafa xaw a manqué ci suñu yar. yéen waa centre Jacques Chirac bu ñu leen indilee xale boo xam ne dafa tàmbalee jëfandikoo drogue nu ngeen koy fajee. nañ koy faje mooy déglu ko d'abord déglu ñi nga xam ne ñoo ko andi. parce que li ci ëpp nag ay waajur ñoo koy andi rawatina seen ay jigéen seen i yaay lu ci ëpp déglu ba xam kii lan mooy problème am ak naka la nekkee ci biir kër ga donc bu ñu dégloo yaay ki nga xam ne moo ko fi andi ba pare danañ déglu xale bi déglu boobu nag ñu nag moom rek lay doon parce que am na loo xam ne xëy na xale bi bu fekkee ne waajuram dafa teew du ko mën a wax. parce que am na ñoo xam ne ñi koy déglu foofu lu ñu doon ay psychologue wala yeneen xeetu spécialiste. waaw parce que ñun ñii loolu la ñu jàng def nañ psychologie def nañ un peu sociologie jàng nañ aussi li ñuy wax accompagnement et soutien psychosocial kooku mbir la boo xam ne effectivement dafa xaw pointu mais bu fekkee ni ki dafa nekk ay jafe-jafe am na noo koy dalale am na noo koy dégloo donc loolu ñun yàlla def na tàggat nañu ci boobu yàgg na outils yooyu la ñuy utiliser di déglu ñooñu. donc déglu boobu nag dañ koy def ci loo xam ne effectivement ñun ak xale bi rek lay doon parce que xale bi xëy na bu fekkee ne waajuram teew na lu bari bëggoon na ko wax du ko mën a wax parce que am na ñoo xam ne sax la tax ñu dugg ci drogue bi ci biir kër ga la jógee donc loolu bu fekkee ne xale bi weetu leen du ko mën a wax bu ñu demee ba xam ne nag kii mbiram lii la jéem a nag andi ay solution ci domaine boobu bu fekkee dafa doon koo xam ne dafa laaj ñu gën ko jàppale ci wàllu xel li ñuy wax soutien psychosocial ñu gën ci taxaw bu fekkee dañ seetlu ne aussi koo xam ne la war nañ ko faj parce que drogue aussi loolu lay def dafay jur dafay nasaxal wér-gu-yaram nit ki dañ lay def li ñuy wax référence maanaam dañ lay yebal dañuy bind benn këyit yebal la foo xam ne mën nga fa fajoo ci anam bu mucc ay. est-ce que centre ba nekk ca hôpital Fann ñu naan ko CEPIAD di centre de prise en charge des addictions de Dakar bokk na ci ñi ngeen di liggéeyandool ngir dimbali xale yi. bokk na ci suñu partenaire de premier plan la parce que ñun ñii bokk nañ ci liggéey bi nga xam ne sax mën nañu wax ne moo taxawal centre boobu li ëpp ci xale ñi nga xam ne ñu ngi leen di yóbbu parce que du ay xale rek ay màgget aussi dañ leen fay yóbbu
ci ñooñu ci CEPIAT boobu dañ leen di yóbbu. Ma ci profiter di nuyu di remercier su docteur Idrissa Ba bi nga xam ne moo ko jiite di suñu partenaire ñu yàgg liggéey ak moom lu jiitu sax centre boobu di taxaw donc loolu effectivement liggéey la boo xam ne dañ koy def parce que mooy li may wax sànq bu fekkee nit ki seetlu nañ ne dafa am problème de santé ñun duñu ay médecins ci médecins yi lañ koy yóbbu et principalement ci CEPIAT lañ leen di yóbbu. maanaam dañ leen defal cure de désintoxication wala loolu amul ci réew mi. am na waaw am na CEPIAT dañ koy def. dañ koy def aussi ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo lu mel ni urine am na benn traitement bu spécial bu ñu leen defal muy traitement de substitution loolu dañ koy def ci CEPIAT mais jamono yi di ñëw hôpital Thiaroye hôpital psychiatrique bu Thiaroye am na aussi centre bu mel ni bu xaw a méngoo ak CEPIAT boo xam ne dañ ko fay taxawal fan yi di ñëw danañ ko inaugurer donc pour wane rek ne am na ay jumtuwaay tey ci réew mi pour jël ñi nga xam ne am nañ problème drogue xëy na néew na. yeneen région yi xaw na fa manqué liggéey boobu ñu ngi koy def mais daal li am solo mooy que tey ñu xam ne ku am problème drogue mën nañ la faj ci anam yu mucc ay parce que am nañ ay médecins yoo xam ne am nañ spécialisation ci domaine boobu ñu leen wax ay addictologue. centre Jacques Chirac bañ koy sanc ca Thiaroye ci banlieue bu Dakar lu mu doon tekki ne yëf yi fa la jéggee dayoo wala la xew foofoo xew ci réew mépp la xew foofu moo xew fépp xëy na Thiaroye moom xaw nañ ko joxoñ ci wàllu yu mel noonu mais li nga xam ne moo am Thiaroye moo am fépp jamono yi nga xam ne ñu ngi taxawal centre bi foofu du Thiaroye. ndax da ngay dem ci àll bi. waaw bu gone yi amul lu ñu jëndee drogue sax jël kate jantaar bi. di ko baxal ak naan mbaa ñu koy wowal di raab di tux. fépp la donc li nga xam ne moo sabab centre bi mu nekk Thiaroye du parce que Thiaroye ña fay jëfandikoo drogue dañu bari wala mbir yi fa la ëppee doole du loolu parce que dafa fekk ne jamono yooyu ay waxtaan yu amoon diggante ministère intérieur ak coopération française bi nga xam ne moo ñu jàppale woon ñu tabax ko moo tax centre bi ñëw foofu parce que fi nga xam ne tabax dañ ko mën nañu wax ne police Thiaroye moo joxe woon terrain bi yenn ci nga xam ne conditions yi coopération tegoon aussi mooy que nañ am centre boo xam ne communauté yi ñoo koy jiite donc nañ ko jox ay association yoo xam ne effectivement am nañu mobilisation boo xam ne mën na permettre liggéey centre boobu ñu def ko loolu ñu seetlu woon ne amoon na Thiaroye donc loolu moo sabab ñu ñëw foofu mais centre ba ñi nga xam ne dañ koy fréquenter ñi ñu fay andi tey fu nekk la ñuy jógee dañuy jógee ci région yi dañuy jógee ci yeneen gox yi fii Dakar et lenn bëggoon naa ko wax aussi bala ñuy jeexal mooy drogue bi ci biir école yi mbir mu doy waar la tey aussi war nañu gën a xool suñ taxawaay ci école yi parce que biir na tey ne am na élèves yu bari yoo xam ne dañuy jëfandikoo drogue ci biir école yi am nañ ci ay firnde yu leer ñun parce que ay responsable école ñëw nañ ci ñun et di jooytu lu mel noonu di ñu wax sax nañ ñëw ci biir école yi di def ay sensibilisation wax ak élèves yi pour que comportement yi ñu changé ko ñuy rafetlu aussi liggéey bi nga xam ne ministère éducation xëy na commencé na ko def à travers la DSMS parce que ñu ngi fexe tey naka la ñuy dugalee ci njàngale mi comme ni ñu ko defee ci yeneen anam yi naka la ñuy dugalee ci njàngale mi ay éléments pour gën a yee xale yi ci wàllu drogue. xale yi nekkee ci école bi déjà ñu xamal ko drogue lan la naka la ko. bu ko jëlee yan conséquences la mën a am ci moom yooyu dafay am solo aussi xale yi teel ko xam ci biir école yi donc tey ñu ngi liggéey ci curriculum pour que curriculum bi nga xam ne moo am ñu dugal ci njàngale drogue loolu comme li ma wax sànq comité interministériel bi daje na ci ak wàllu éducation bi jamono yi lay passé ñu dem ci benn lël réfléchir ci et yaakaar naa ci jamono yu néew danañ ko mën a am ci biir école yi. 400 bars ci Grand Yoff Babacar wax na ko sànq. bar clandestin ay fabrique d'alcool yi nga xamante ne aussi. jaarul yoon. te fu clandestinité am fa la ñuy gën di développer li nga xamante ne moo di njaayum drogue meek wala di ko weccoog yu ni mel. pourquoi mbir mi mënta réglé wu est-ce que ci contrôle bi la. ndax yenn saa yi dañuy gis yenn ay force de l'ordre ak yu ni mel. di dugg ci yenn baar yi donte sax du ñëpp mais ñenn ñi dañuy dugg am li ñu fa wutat genaat. waaw non loolu moom am na li nga xam ne mooy li am mooy que contrôle bi am na ay failles sécurité bi xëy na. laxisme ci contrôle bi. am na ci loolu dañ koy wax aussi parce que xëy na force de l'ordre yi ni ñu waroon matee pour fu baar am ñu dem saytu ko bu jaarul yi ñu tëj ko xëy na mate wuñu noonu ñu ngi wax 400 baar Grand Yoff mais demal Pikine demal Kër Massar foofu la fa nekk buñ ko recensé woon xëy na dana ëpp 400 donc pour wane ne limite yooyu dafa am mais aussi lenn dafa am mooy que suñu population. mais seulement da ngay gis ay policiers wala ay nit ñi nga xam ne dañuy dugg pour contrôle ci ay yenn baar yi. dañuy xam ne lii
di baar bi nga xam ne nekkul en règle. dañuy dugg génnaat. ah oui bàyyi ko noonu. loolu du ci baar rek la am réew mi moom li nga xam ne nekku fi en règle force de l'ordre di ko gis di ko bàyyi muy jàll dafa bari circulation bi rek fa tooy gis lu mel noonu oto boo xam ne nekkul en règle ñu bàyyi ko mu jàll yooyu dafay wane ne effectivement war nañu gën a taxawal war nañu gën a dëgëral suñu taxawaay li nga xam ne moom la loi yi wax ñu koy appliquer suñu réew aussi problème bi loolu la parce que baar yi boo gisee mu baree noonu c'est que malheureusement la loi n'est pas appliquée loi nag bu fekkee appliqué wuñ ko du am benn njëriñ wax naa ko sànq ubbi baar dafa am réglementation bi ku ko respecté wul mais waroo mën a ubbi baar mais léegi dañu gis ay baar yu bari yoo xam ne nekkul ci réglementation bi ay policiers di ko gis comme ni nga ko waxee ñu bàyyi ko mu ko ne loolu aussi problème la jëfandikoo drogue li muy jur ci askan wi ci loraange dafa bëri ndax gone buy jëfandikoo drogue mën na faa jaare doxe nekk bandi ndax tàggoog sa sagoog am fit doo ragal dara ak ñoom seen waaye wàllu jàngoro yi ndax bu fekkente ni xam nga wàllum naanakam tux sax mën nañ ne mënut a jur xëy na jàngoro ju ci mel ni sida waaye drogue bi nga xam ne dañ koy pikiraate booba ay xayma ak i jàngat wane na ni bokk na ci li lawal jàngoro sida ndax dañuy jël benn pikir ñoom ñëpp di ko pikirante di paasante voilà donc loolu Babacar lu am solo la ci waxtaan bi may fàttali rek na 2011 bi passé def nañ benn enquête boo xam ne fii ci Dakar région de Dakar rek wane na ne 1324 personnes nuñ koy waxee junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukki ak ñeenti nit yoo xam ne drogue yi ñuy jëfandikoo mooy héroïne cocaïne dañ koy jam wala ñu koy fóon ci biir am na ci ay jigéen xëy na bari wuñ trop waaye am na ci ay jigéen mu doon beneen problème ñooñu gis nañ ne bañ defee xayma ci ñoom ñu def test VIH bi daanaka fukk ci ñoom am nañ doomu jàngoro sida 9,5% la ñu wax am nañ ci doomu jàngoro sida loolu sax bokk na ci li sabab CEPIAT bi nga xam ne moom la ñu wax léegi ñu taxawal ko hôpital Fann mais li nga xam ne moo ci am solo mooy que tey am na nag ay réponse maanaam am na ay mbir yoo xam ne ñu ngi koy doxal pour que loolu wàññeeku parce que CEPIAT boobu loolu ci la bokk ñun ñi am na programme boo xam ne ñu ngi ci ak suñu benn partenaire bu tudd ANCS ci loolu la jëm fexe ba ñi nga xam ne ñu ngi jëfandikoo drogue ñu fexe aar leen ba lu mu bon doomu jàngoro sida ñu mën ko moytu parce que aussi am doomu jàngoro sida am problème drogue loolu beneen mbir la donc fexe ba nga xam ne ñi ngay ñiy pikiru héroïne di pikiru cocaïne di ko sniffer maanaam di ko jaarale seen bakkan ñu fexe ba mode de consommation yi ñu changé ko loolu ba d'ailleurs moo sabab CEPIAT parce que ñi nga xam ne ñu ngi fa nekk tey dañuy leen di defal benn traitement lu ñuy wax traitement de substitution. sànq yaa ngi wax fay ci wàllu contrôle ñoom seen. waaw douanier yi sax ak yeneen xëy na policier ki gendarme ay jàmbaar lañ. ñu ngi def lu ñu mën. waaye ni drogue bi duggee ci réew mi tam yomb na lool. ndax diggante Tamba Kolda ni ma ko waxee sànq. diggante Tamba Kolda Gouloumbou. plus de 1000 kilogrammes de chanvre indien jógee ñu ne Mali dugg ci Sénégal. frontière Sénégal yeeg melokaan wi tam bokk na ci li gën a yombal duggum drogue bi ci réew mi. ah oui loolu moom lu ñu teg baaraam la c'est vrai que war nañu gën a taxaw aussi ci contrôle frontière yi parce que drogue bi comme ni nga ko waxee ni mu fiy duggee jàpp nañ ne xaw na yomb quelque part surtout corridor Mali bi parce que effectivement foofu moo gën a poser problème am na liggéey bu am solo boo xam ne suñu mbokku policiers yu autorités yi ñu ngi koy def mais jàpp nañ ne war nañ ko gën a taxawal parce que aussi drogue bi ni muy duggee ci réew mi ça a toujours été un problème fépp foo xam ne yoon la pour dugg ci réew mi dañ ko fa utiliser mais surtout ci wàllu yoon boobu moom surtout Dakar Mali véritablement war nañ ci gën taxaw pour que drogue bi ni mu fiy duggee ñu wàññi ko bu baax a baax parce que mbir yi doy na waar à ce niveau. Cheikh Diop jërëjëf yaa jiite centre Jacques Chirac ba ca Thiaroye centre boo xam ni li ko taxoon a jóg ñaar fukki at ak juróom daanaka mi ngi nii ñu sanc ko fexe ba gone yi duñ dugg ci drogue wala buñ ci duggee ñu fexe leen caa génne yendoog jàmm jërëjëf Alaaji Georges Déthié Diop jaa ngeen jëf mbokk yi yéen ñi àndoon ñun ci subaak léegi ci RFM ak TFM ci RFM matin ba altine ak jàmm